mbokk yi nga xamante ni si nañ ngaa nañu ci louga-webmedia.com tey nag ñu ngi ñëw fii seet si suñu benn doyen muy Achille Niang ku nekk xam ko mu nekkoon ci rajo télévision Walfadjri mais nag mu démissionné woon ba bàyyi woon sax daanaka génn ci presse bi tey nag ñu rencontré ko doyen ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar. ñu bàyyi leen nga nuyoog waa Louga mais nag nga wax ñu Achille ci lan la nekk boobaak léegi. waaw maa ngi lay gërëm bu baax Sylla di am cawarte ci ni ma dalale ci am kontante parce que xam nga man pendant 20 ans ma nekk journaliste di invité ay nit donc bu ma invité ak plaisir laa koy nangoo comme ni nga ko waxee nag man maa dakkaloon samay collaboration ak Walfadjri te boo nekkee ci benn métier nekk fa pendant 20 ans xëy na da doon jot nga am envie def leneen ci laa demoon nag doon liggéey ak waa mairie de Louga ak Moustapha Diop mu def ma conseil technique chargé de la communication mais xam nga doo nekk ay xeetu liggéey yu nga xamee ne xëy na doo fës trop parce que boo nekkee conseiller et tu travailles presque dans l'ombre mënoo di fës nekk au premier plan loolu moo tax xëy na ñu gëj maa gis mais maa ngi woon diggante Louga ak Dakar boobu ba léegi may nekk sama yëngu-yëngu comme ni ko waxee di collaborer ak Moustapha Diop ci di ko jàppale ci liggéey bi. boobu ak léegi ñu bëri jàppoon na sax xëy na da ngaa bàyyi Walfadjri ndax Moustapha Diop ndax ay wax yu ñu fa daan dégg ak yëpp daal ñu ne da nga doon jàppal ministre bi tànk di ko favoriser ci kanamu ñeneen bi ba mujj yow nga dem ci moom mais bi nga demee ci moom ñu bëri jàpp ne boo demee kat da nga liggéey sa liggéey mais malheureusement ñun gis ñu liggéey boobu wala boog bu dee am na tam yaa ngi koy doxal nga wax ñu ci ban côté nga koy doxal ak ci ban côté la sooxee. voilà loolu nga ma wax parce que ñaari question la yu am solo sama diggante ak Walfadjri dama woon sax duma ci ñëw parce que comme ni ma koy waxee xam nga jógee Walfadjri du événement non événement la parce que ay téeméeri nit avant moi jóge nañ fa. ku nekk fag ma yem foofu laay lay yem c'est-à-dire que da ngay gis sax yenn naataangoo yi ñu naan waaw yéen di ngeen di xewle te yëgaluñu ko c'est-à-dire que loo gis mu demee noonu ca nañ ko préparé la man du ma jéem a bokkalu ci dara man du ma téye katu saak man du kuy dox ay yónneent man du ma lambar man dama xam suma valeur waaw loolu moo tax am na yu bari yu nga xam ne man du ma ci. mu mel ne kon day am yoo xam day jib moo xam ne dafa am yoo xam day am jëm ci wàllu communication te yow doo ko sax yëg. non du sax du ma ko yëg mais c'est-à-dire que man dama yàgg liggéey ci communication waaw dama xam par exemple boo ñëwee bu dara xewee journaliste yi yow li ñuy xaar ci yow. yooyu yëpp bu fekkee ne yow da nga yëngu ci communication ah dafa am lu nga xamee ne. dafa war la wonte ak ñoom ah ba pare xam nga boo nekkee ci benn équipe ah ku nekk di def lu nga xam ne loolu moo ko neex la kenn war a def sax mu koy xëccoo moom mbaa mu koy siis man je suis pas dans ça man yooyu kenn du ma ci gis. mais teewul yaa nga fa yaa ngay liggéey. ci maa ngi liggéey ak moom mais man dama nekk nga xam ne bu ma gisul lu ma xam. damay taxaw mais man dama jàpp sax que ne Moustapha Diop ni muy liggéeyee am na ab manque de maturité politique bu ci nekk man nit ki bu may ànd ak moom dama koy wax dëgg kenn toog fi Moustapha Diop ngir dara mais gis naa ci ab manque de maturité politique gis naa aussi Moustapha Diop parfois man dama koy wax parce que noonu laa ko xalaatee ci yenn situation yi il préfère corrompre que convaincre. manque de maturité politique nan nga ñu ko mën a expliquer. non xam nga politique du affaire lu. day tenir ay promesses ay yoo xam ne du ko assumer wala lan. waaw loolu moom xëy na moom la engagé ak nit ñi mais boo demee ba yàlla jox la yenn ndomba tànk da nga war am yenn taxawaayu responsable taxawaayu kilifa waaw mais bu fekkee ne yow dafa am. nooy doy doxale sa diggante ak yenn nit ñi dafay nuru leneen man boo ci gis sama bopp dama ciy mandu. nga waxaat Moustapha Diop parfois
il a un problème d'accessibilité te communication la première règle mooy nit ki da ngay accessible nit ki man booy ànd ak bu may ànd ak yow man dama lay wax dëgg waaw mais Moustapha Diop yenn saa yi boo ko bëggee wax dëgg sax da lay làqatu loolu donc manque de maturité politique la si ay situation da nga koy assumer yow booy dem fenn nga préparer ko jël sa disposition pour que nit ñi nga xam ne day ñëw ñii di wayaan ñii di ñëw di wut si xaalis ñii ñëw di sàmbay mbayaan lépp jaxasoo mais loolu c'est du n'importe quoi moom war na am fulla ak fayda ay nawlem dañuy amee ay responsabilité mais dañuy ñëw dox li ñuy dox wax ñu ne war a wax duñu làqatu duñu daw ndax kon duñu toog ñu leen di envoyer ba mu am benn ambiance délétère bu nga xam ne loolu baaxul. ndax kon nekkul loolu moo tax daanaka sax ay réunions yu muy tenir yu bëri il préfère mu dem def ko à Dakar que mu def ko à Louga. waaw def ko Dakar xëy na mooy gën a yomb ci moom mais waxuma loolu sax mais moom à chaque fois bu ñëwee Louga day metti ci moom. du féex day metti ci moom du féex. waay mais responsable mën nga ñëw sa dëkk ah génn sax dox ci dëkk bi néew nit ñi te kenn du la tëj sa mbubu kenn du la fat nga xam ñi ngay waxal am avis dal recevoir ñi nga war a recevoir liggéey sereinement mais bu fekkee ne lépp da ngay à cache-cache parce que nit ñi ñiy woyaan seeg ñiy liggéey seeg dañuy jaxasoo ba yow finalement. li nga bëgg a def doo ko def. waaw mais loolu baaxul. nga wax tam lu am solo mu xaw tam doy waar pour noonu wax bu rëy la quoi da nga ne il préfère convaincre noo ko formuler noonu nga ne maanaam mu corrompre la moo ko gënal mu convaincre la lan nga bëgg a wax foofu. non mooy moom dafa ne ne maye xaalis rek affaire bi lépp du maye xaalis parce que Maniang Faye mais Moustapha Diop gën koo yëwal mais Maniang ku yëwal la woon daan na maye xaalis mais du tee daan na waxtaan ak nit ñi développé ay idées nit ñi xam li mu bëgg mais du yow du ku ñëw rek bu ñëwee ko waxee leneen sax yow nga defee xaalis lay wut si mbaa yàq des relations d'argent avec les gens je pense que loolu baaxul. nit ku jóge fa di ñëw xamoo lu mu lay indil xamoo ban message da lay indil. mais loolu la. nga ñëw bon. Louga dafa war a jublu ci xool nu ñuy liggéeyee pour dëkk bi avancer mais pas pour que boo ñëwee rek di maye xaalis loolu sax day dem ba day ternir image am. du tee sax yow nit ki lu ngeen seq war nga koo mën a yéene ko jàppale ko mais bu ko defee comme une arme politique bu nga xam ne da ngay dem ba yow loolu la lay jàppe di la woowee ay xaalis ak yooyu loolu baaxul. ndax jàppul ne aussi dafa gis population démunie une population démunie ak nit ñoo xam ne daanaka seen. xam nga maire yi du population démunie da ngay ñëw régler seen problème mënoo régler ñoom ñëpp seen problème da ngay defar dëkk bi mais bu dee dëkk ne Louga dafa dellu ginnaaw mais imagine yow xoolal dëkk bu mel ne Louga boo taalee lamp yi rek nit ñi naan walla dëkk bi nangam alors que loolu waroon na ko dépasser heureusement sax mu ciy góorgóorlu. ñu ci góorgóorlu ma koy ñaax mu gën a góorgóorlu ci tali yi gën a góorgóorlu ci set dëkk bi je pense que loolu bu ko defee waa Louga daañu gis seen bopp. parce que comme ni ñuy waxee rek may xaalis moom daanu daju suuf. dëgg la mais aussi ñu gis na tey xëy na jóge na ci benn ministère dem feneen mais tey nag ñu ne ministère plein la yow loolu sa xalaat lan la ci. waaw man de yéene naa ko. ministère plan bi yéene naa ko ministère plan bi bëgg naa aussi mu am ci ndam waaye bëgg naa aussi vraiment mu changer doxalin par rapport ak gën a am organisation ak méthode di gën di farataal communication interpersonnelle bi mu maanaam rendez-vous yi mu koy respecter tu vois di sàmmonte kàddoom ci yenn aspects yi loolu day am solo trop ci crédibilité kilifa te léegi comme que dem na ma ministre plein nekk na kilifa bu nga xam ne vraiment war naa gën a góorgóorlu ci fànn boobu te yooyu ay liggéey yu ndaw la rek man liggéey naa ak ñu nga xam ne yi amoon nañ ay problème yooyu ak Issa Mbaye Samb moo gënoon am ay problème mais après dafa toog il s'est organisé après
yooyu yëpp ay ci la rek quoi. mu amaat beneen ndomba tànk yàggul ñu def ko président Njàmbur te yow ku la xam tam xam la ci sport loolu tam sa xalaat lan la ci. waaw man de. am na nag ñu am na aussi doguma la mais am na ñu ne yow d'accord ci nomination boobu. man personnellement man bu ma doon tàggu man d'accorduma ci équipe ñu jox ko équipe bi. d'accorduma ci anam yi ñu ko joxee d'accorduma aussi moom mu jël ko parce que man jàmm laa ko yéeneel parce que man bu ma ko waxee dina ko xam parce que man dama koo jàppale. awa ma ñëw ci njàmm man Moustapha Diop man dama koo jàppale te ba ma koy jàppale ñu bari nii jàppale wuñu ko. mais sooy wax dama ko doguma la mais sooy wax dama koo jàppale tey ndax da ngaa bëgg mu delloo la nga ko doon jàppale mu jàppale waat la wala. man li ma war a delloo na ma mais dama ne damay leeral parce que xam nga Louga boo waxee ñu ne waaw kii moom lu muy wax nii parce que su mu waxee man d'accord moo ci ni ñu ko joxee njàmbur day mel ne man dama koo yéenewul te moom li mu am nee naa la dama ci liggéey pour mu jot ko dama jàpp ci loxoom boole man maa ko boole xam nga li may wax moom mi ngi koy dégg te sama nawle la jom naa wax lu dëgg dama jàpp ci loxoom yóbbu ko ci directeur de cabinet bu Macky Sall boobu moom xamagul woon sax waa APR te kooku man Macky Sall moom ma boole woon ak moom ñoom boo ma soxlaa dama ci Diène Farba Sarr ma jàpp loxo Moustapha Diop yóbbu ko ci Diène Farba Sarr pour mu jàppale ko man maa jàpp loxo Moustapha Diop yóbbu ko ci mbiri si laa parce que ñoom dañ na ma wax ko nag na ko na ñëw rek mais duñ fi une créé benn tendance man dama doon jëm a jubale ñoom ñaar sax am na yeneen yu ñu doon seq yu nga xam ne man ak moom ñu ñett ñoo ko fekkee du ñàkk mu ñëwaat ci donc xam nga koo yegg foofu lu mu amee yéene nga ko. parce que da ngaa liggéey jàppale ko pour mu am loolu. léegi nag man boo gisee ma ne ni nga ko joxee xam nga jàpp naa ne Gaston ah du moo ñëw rek ci ab émission ne na nga ko jox Moustapha Diop parce que Gaston ay daaw doon na ko fi jéem a jaay équipe bi mu dul sotti. doon na ko jéem a jaay. doon na ko fi jéem a jaay. moom équipe ba koy jaay. non moom ñoom xam na li ma wax loolu mais jotul sotti après léegi mu ñëw jox ko man dama jàppoon ne danoo nekk ci Njàmbur équipe professionnelle Njàmbur SA Njàmbur équipe bu nga xam ne xëy na am na ay actionnaires yu nga xam ne dina jël ay action créer benn équipe bu ñu ko joxee Gaston bu demee ba xëy na mënu koo yor dafa war a dajale ñu ko joxoon daa dem équipe baa ngi nii ñoom ñu xool ñu ko joxe parce que Moustapha Diop mu jël équipe sax arrangé wu ko politiquement parce que gis nga Njàmbur ñi ko daan jël ñëpp dañ daan nekk ay politiciens yu bëgg maire bi jaar ci Njàmbur pour jot ko moom déjà nekk na maire ba pare Njàmbur gis nga loo ci mën a def nekk na lu nga xam ne xel mënu ko récupérer politiquement mën ki def sa xaalis mais fi ngay mujjee ñoom mooy dañ lay saaga leer laa la wax la preuve basket bi mi ngi nii lim ci def lépp génnul chaque boobu la tëggoo gars yi saaga moom dina def xaalisam ba pare danoo tollutu ci air bu nga xam ne benn nit ci poosam mu amee équipe gis nga même équipe nawetaan benn nit ci poosam mënu koo amee. mais dogguñu la mais gisoon nañ Maguette Diouf ci ay jamonoom bu mu yoree équipe bi vraiment macha allah mi ngi doon dox te boobu ministre la woon. mais Maguette Diouf bokkul parce que temps yooyu Njàmbur nekkul équipe professionnelle ba pare man xam nga lan laa gëm am na sax benn article bu ma ko bindee ma daan ne waruñu woon jox Moustapha Diop équipe bi mairie bi lañ ko doon jox c'est-à-dire que doon woon communaliser équipe bi mbaa ñu municipaliser ko c'est-à-dire que bu ñu ko joxoon mairie bi xëy na moom mooy maire mais en même temps ñu fab par exemple stade bi xëy na stade bi stade Albouri stade régional la mais stade bi Diouf stade Watel ñu defar ko jox ko Njàmbur mu koy gérer di gérer recettes yeeg di rentabiliser kii bi di rentabiliser complexe bi ah di joxe subvention mais je pense que anam yooyu mënoon ko cee jox mais jël benn équipe professionnelle
nga jox ko benn nit même bu dee responsable politique la du ci génn la preuve Godé mais Godé Augustin Senghor xëy na mooy président fédération sénégalaise bu football mais mooy maire Godé mais bi mu jëlee Godé mais Godé deuxième dafa wàcc c'est donc un politicien même providentiel moo mën a ñëw régler problème mu njàmbur waaw danoo doon def benn assemblée générale bu mag ñu xool nan la ñuy recapitaliser Njàmbur ay borom doole yi ñëw dugg ci ubbi capital bi ñëpp gis ci seen bopp mais déjà yow bu ko ab maire jëlee rek dafa am benn ay relents politiciens yu nga xam ne day nekk ci biir donc day gën a indi ay coow dina ci yàq xaalisam ba pare gaw mu ne dividende politique yi ñu ci seenu mu am ko ci. kon da nga bokk ci ne daal ñu jàpp ne Assec Ndiambour daal avenir am baaxul avenir am fi ne nii gisoo yow. non xam nga avenir moom yàlla rek moo ko xam. mais man dama gis ne en général del xool même équipe nawetaan yi nga xam ne kenn nit ñu ko daan jox même bu dee nekk ab muudu du dem boo ko bëggee jox benn homme politique bu nga xam ne ku àndul ak moom ci politique doo dugal sa loxo ci Njàmbur te Njàmbur équipe fañoo la waa dugub yëpp ñoo ci mënoon a gis seen bopp man jàmm laa ko yéene dama bëggoon lépp lu muy am mu oyof ci moom mu am ci ndam mais dañ koy dugal ci yu nga xamee ne man gëw ma ne xëy na dana jàppale Louga parce que vraiment góorgóorlu woon na pour équipe bi yéegaat mais la gestion au quotidien beneen affaire la. mu mel ne aussi yow tam conseiller nga est-ce que loolu noonu yow maanaam loo ko ci wax bi muy jël présidence Njàmbur loo ko ci wax. non man lépp lu nga xam ne war naa ko wax dinaa ko wax mbaa ma message ko waaw mais man aussi je suis un homme libre am naa sama sañ-sañu wax sama xalaat ok ñu bàyyi sport ñëw tuuti ci wàllu politique tuuti noo gisee situation politique actuelle bu Louga. non Louga moom. wala sax du Sénégal d'une manière générale. non dama ñëw ci Louga c'est vraiment dommage que bon Moustapha Diop mi ngi góorgóorlu parce que mi ngi defar ay tali mi ngi taal ay lamp mais boo xoolee ñi nekk ci langue politique yi da ngay xam ne ñu bari sax dañuy ñëw Louga di politique mais dafa mel ne politique bi moo la gën a soxal gën a intérêt waa Louga la preuve le débat politique à Louga est tellement pauvre ay yenn nit nga fi gis rek di wax lu xam nit mën na ko dégg muy ay Monsieur Thiam ak ay Mamadou Thiam mais à part ça da ngay gis ku créer un mouvement naan damay laaj Louga mais da nga naan nii dafa yëpp waa Louga léegi Moodu bu perte da ngay ñëw sóobu ci politique. daam ñoo bëgg gaarawaale wala lan. non man gaarawaale ma ñi nekk ci langue politique yi dama ne ñu ci bari ay Moodu la am ñu nga xam ne sax. mais Moodu war na mën a politique. mais xam nga Moodu war na mën a politique mais dama ne xam nga booy politique du métier boo ñëwee da ngay jiite nit ñi. maanaam waroo xaar ba lépp yàqu rek nga soog a ñëw. ranger wu ci politiciens yi. mbaa yow mais booy politique sax da ngay am loo ëppale nit ñi ci wàllu njàng mbaa ci wàllu xam-xam man loolu laa gëm. mbaa koom-koom. léegi sax ñi am xaalis mooy politique. mais man dama jàpp ne booy politique da nga war a nekk exemple mais da ngay gis ñu nga xam ne man damay tukki man chaque damay voyager mais da ngay gis ay muudu yu nga xam ne njaaxum yan def Europe mais da ngay ñëw ñu nekk ci dëkk bi lakkal nit ñi mais vraiment loolu moom yabaate la booy politique daal dafa am na war a mel waaw. te loolu sax yëngu ci muudu yi am na ñeneen ñi nga xamee ne dañuy politique mais non pas les mêmes propres. donc da nga gis daal fi politiciens yu bëri yuy woote ci langue politique yi fii seen loxo setul. danoo yàpp waa Louga boo bëggee dëgg-dëgg ba ku jóg rek ne da ngay ñëw jiite si waa Louga. mais da ngaa war a am xam-xam mbaa yow nga nekk ab exemple mbaa dara mais dem Europe yow fakkastalu ci gauche bi ñëw ne da nga ñuy jiite mais loolu moom duñ ko nangu. waaye journaliste nga pour ñu daane rek maanaam lan mooy say perspective lan nga fan nga jëm tey. wax ci affaire Louga ci affaire. waaw d'une manière générale Sénégal waaw. Sénégal moom
li xew lu ko rek parce que moom laa wax ne moo xew Sénégal c'est-à-dire que le débat politique est tellement pauvre que parce que léegi politique ñi dañ ko bëgg jël def métier politique du métier te gis nga ñi yëngu ci langue politique yëpp tanewuñu ñu bëgg a jiite bëgg ndomba tànk dëgg dara rek moo leen ci dugal ak bëgg lu yomb ñii bu ñu politique ñu ngi topp politiciens yi mais da ngay gis maintenant n'importe qui ñi jox responsabilité sax yow da ngay yéemu ci yàlla ah da ngay ay dawalkatu voiture rek ay jaaykatu marché n'importe qui maintenant da ngay occupé ay responsabilités yu nga xam ne yow doo xam nu mu demee même yooyu boo koy def sa humilité mais parfois dañ koy def ak une arrogance bu nga xam ne yow da ngay yéemu ci yàlla. waaw moo tax nit ñi gëmul amatuñ benn respect homme politique yi parce que gars yi boo leen jegee bu gis seen ay insuffisance mais da nga leen di gën a xeeb. Khalifa Sall nag lu ci sa xalaat boobu ba léegi mu ngi ci kaso bi ba léegi génnul. man xëy na daa la jaaxal mais man gis nga Khalifa Sall man dafa am benn scène bu ma mosoon seetaan ci laa ko weddee am na benn jour may seetaan benn émission benn bureau politique parti socialiste quoi mu ñëw toog ci tribune bi am ñu dugg si quoi di ko tàccu di gaarwaale Tanor loolu c'était pas élégant c'est-à-dire que moom dafa waroon am courage xam ne ñii bokkutuñu yoon mu def rupture mais moom amuloon courage boobu bëgg di ŋarale moo tax li koy dal yëpp dal ko mais man ànduma ci ni ñu ko jàppee parce que ni ñu ko jàppee politique moo ci laxasu il a été impatient mënoon na toog ci ginnaaw Tanor parce que l'histoire politique a montré que yenn sessions yi boo ko defee doo mujj fenn Niass laa fee mosut am lu mu bëgg Idrissa Seck laa fee mosut am lu mu bëgg Djibo Ka laa fee donc moom bu ko defee du am dara mais mën na am patience rek toog mais Macky Sall aussi wut a instrumentaliser la puissance publique. pour régler des comptes politiques. loolu moom ànduma ci. dinañ dikkaat Louga tuuti parce que dafa am benn ndox bu am fii ndoxu Touba Seras yàgg nga fa def ay reportage ba léegi mi ngi fa. mais tey maire Ngidi la dafa taxaw ne moom bu ñu ko joxee dina ko exploiter de sorte que dootu xeeñ ba pare danañ cay def ay culture maraîchère genre dama noonu. léegi nag mais dafa nekk si ñaari communes yu wuute mu dem ba am ay xàjjaloo ay ñoom moom Moustapha Diouf mu am ay xiiroo ci wàllu mel ni affaire jalousie loolu tey boo doon am benn xalaat boo ciy joxe benn message pour mu nekk njëriñu Louga yëpp message boobu lan lay nekk. gis nga wax na benn affaire ñoom ñaar ñëpp samay xarit yi la gis nga Idrissa Seck suma xarit benn bakkan mais ay la yëwoon yow boo amee sa mairie yow looy fekkee mairie jàmbur ci mairie bi naan li mën naa ko régler mën ma ko régler franchement. mais foofu ay nit dafay dee di fa loru am na droit tamit gis da leen a yërëm nit ñi nañ jël seen responsabilité bu ñu waree ñaxtu ñu ñaxtu bu ñu ko waree régler ñu régler ko mais Idrissa Tall mënut a jógee maire bi ñu naan day dugg ci mairie jàmbur naan da koy régler. yow dafa mel ne rek maire Louga bu duggoon territoire bi dafa wut ay kër xam nga du ko nangu de la même manière moom aussi na respecter son domaine de définition. mais politiquement mun ñu woon dajee trouver benn consensus ñu xool ndox mi nañu ko fa jëlee une bonne fois pour tous. man gis nga foofu noonu gis nga am na ay temps dama faa def reportage ba Aminata Mbengue mere ma am na bis Aminata Mbengue temps yi ma nekkee Walfadjri mu naan mu woo ma ne ma yow moom du ñaaw rek ngay génn ci dëkk bi foofu dama faa def reportage ba mu tuddee ma fa doom foofu noonu mais dafa ñaaw ñu toog pendant des années mënuñu régler problème boobu. te je me rappelle man ma saa fi ànd ak benn reportage ministre Oumar Sarr temps yii il était le ministre de l' assainissement dafa joxoon ay directives fermes ne nañu déguerpir zone boobu yëpp mais il paraît que dañ leen a déguerpir may leen kër ci beneen côté ba ñoom aussi ñu dem jaay kër yi ba pare toog fa d' après renseignement yi ma am mais moi je pense que waa ONAS parce que xam nga assainissement. du compétence transférée waa ONAS ñoom ñoo war a milliards yi ñu leen jox surtout avec le PEPAM là mais ñu def ay travaux vraiment de dernière génération. jëlee fa ndox mi mais ñoom aussi dañuy fab ay milliards da ko dugal fu ñu ko war a dugal bàyyi fii. mais loolu di def ay CDD rek bi mën na ci atelier. voilà mën na jël ay kii d' accompagnement rek mais waa ONAS yi ñoom ñoo ko war a defar. mais nag comme que ñu permettre maire bi la. maire bi aussi war na ci wax sa àq mais yenn saa yi ñu def ay
saaku suuf mbaa ay pneu vraiment c'est honteux dans une ville moderne comme Louga. sa avenir ci espace médiatique bi lan la pour ñu daaneel. non man daal maa ngi def sumay affaire discrètement. ah mais affaire yi mënuñu ko baax ñu xam lan la. non Louga moom. ndax da ngay bëgg a tijji rajo wala ndax da nga yor benn journal ndax da nga yor site da nga yor lan exactement as si lu mu nekk. non wala yaa ngi ci mairie bi rek. bëggoon naa. ndax amoon nga fi journal nag. waaw mais sama journal boobu journal bu bëri coow la xam nga man daal xam naa dama aawlu mais gis nga journal boobu gis nga bi ma ko ubbee xam nga tax ma arrêté ko. à chaque fois bu ma ko xalaatee sax damay sama xol day taxane gis nga est-ce que xam nga Khady Seye muy femme boobu ma di doon Walfadjri te mu nekkoon plan. gis nga Khady Seye bi ma koy indi Walfadjri dama ko faa indi woon spécialement bu may defal saisie. Khady Seye ndeysaan ba yàlla may ko jëkkër benn muudu nekk Allemagne takk ko mu yàlla mu wan lor di accoucher. ay seex. daal di faatu. le sama rappel. Khady Seye boobu moo mënoon defal saisie gis nga bi mu gaañoo ba léegi nii ci la arrêté woon parce que en attendant man dama doon entraînement rek pour que su ma demee Dakar pour des journal mais apparemment xam nga boo naan damay def li gars yi jógal ma. léegi gars yi jógal ma bu garab. mais nag am na ñu bëri ñu ne journal boobu da nga ko tijji woon rek pour dóor ñenn ñi quoi. non man gis nga. ni parce que ku la xam ak sa fit ibbi sa journal rek di dóor rek. gis nga ni ngay gisee nii man lu may def am naa fitu assumer ko waaw mais comme ni ma la ko waxee xëy na nag ni ma ko commencé woon moo tiitaloo ñu bari moo tax bi ma ko bëggee ubbi Dakar gaa yi jug ne du ca dal mais li ma la wax nii loolu moo tax. tegoon ko ci suuf muy desee Khady Seye boobu. léegi looy tàggatoo waa Louga ñi lay seetaan. waaw man daal maa ngi waajal ay affaires yu garaaw yu may waajal préparé waaw yu nga xam ne au quotidien waa Louga daan ko sànni. mais ci wàllu presse la wala wàllu politique. ci wàllu presse la. waaw kon daal mais foofu nag laay mën a yem parce que xam nga ku ndëgg na récemment bu gisee lu ñuul da ngay daw. jërëjëf waaw te gars yi dañ may bàyyi xel moo tax aussi moo bëgg a changer doxalin. jërëjëf doyen. merci beaucoup mu nekkoon donc Achille Niang journaliste nekk fii ci Louga ñu ko doon dalal tey pour daal gën a xam daal ci lan la nekk exactement.